Yes. Assalamualaikum jamak xewal ak xewal la. Guys, c'est parti pour votre émission Kikala. Moi émission bu ñuy def Askaw Monde chaque samedi. Non, bi pas moom invité bi c'est spécial. Aja. Yes, maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade. Waa di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopa. Assad Diop depuis aux États-Unis. Di nuyu sama jinne yi nag mooy staff émission Kikala. Yes. Maa ngi nuyu Babacar Kébé depuis Italia. Di nuyu gaay Cheikh sama jinne bi. Khadim Gueye maa ngi lay béggee bu baax. Di nuyu Mami Diaw depuis Mbour. Waa Suka Seck borom Thiès. Waaw maanaam tey samedi bi moom daa nekk suñu invité spécial mooy madame la présidente Hélène de la Chopa. Dara du doy xanaa neex. Aja. Yes. Yes. C'est Askaw Monde, la voix du cœur, la puissance à l'état pur, la puissance à l'état de Gerkacha, la puissance à l'état Babankat. Yes. Waaw madame la présidente Hélène de la Chopin ñu ngi lay bëggee bu baax di la siyaar daa nekk tey moom yoo la. Yes. Sama gars yi tey moom dara du doy ah. Allez, préparez-vous. Ça va bouger. Ça va chauffer. Chaud et sec. C'est de l'harmattan. Yes. Bëgg naa leen sama gars yi ah. Yes, sama gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag. Waa c'est une émission Kikala nag. C'est à partir de 20h ci temps Sénégal, mais 22h ci diaspora bi la man. Préparez-vous. Daa nekk invité spécial bi. C'est madame la présidente Hélène de la Chopa. Animateurs yi animatrices yi maa ngi leen di béggee di leen siyaar. Babacar Kébé maa ngi lay béggee depuis Italia. Gaay Cheikh sama jinne bi. Khadim Gueye maa ngi lay béggee. Mami Diaw depuis Mbour. Suka Seck depuis Thiès. Allez, préparez-vous hein. Daa nekk tey moom dara du doy. Yes. Bale mo chole. Yes, kooku di madame la présidente Hélène de la Chopin. Daa nekk mooy ay tey samedi. Ay bëri dégg jëlal. Sama gars yi maa ngi leen di bëggee bu baax lu neex du doy nag. Je vous aime beaucoup mais je dois vous quitter. Un grand big up à tout le monde. Di nuyu suñu kilifa yi yëpp. Coordinateurs yi ak coordinatrices yi. Animateurs yi animatrices yi. Di nuyu responsable yi nag. Waa suñu kilifa yi. Yes.
waaw salaamaaleykum Aska Mondo Babacar Kébé maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko teg si loxo madame la présidente mu joxal ñu ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir Aska Mondo mbokk yi bu loolu weesoo ñu ñëw ak yéen suñu émission bu am solo boobu di émission Kii Kan La tey nag yéen ñëpp yéen a koo gisandoor ñu am invité mi kan madame la présidente Hélène Talla Sopé di nuyu coordonnateurs yi coordonnatrices yi di nuyu responsable yëpp nekk ci Aska di nuyu Mama Oumi Sène di nuyu Mère Fall di nuyu Fatou Gile Diop su mbàjjenu Aska di nuyu Galotal di nuyu Aladji Kawsu Cissé di nuyu Assane Diop di nuyu Damfa di nuyu Khadim di nuyu staffu émission Kii Kan La di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di wax ni rek dañ nekkoon ci ay réglages rek ci émission bi ñu ngi jéggaloo xaw na daw 7 minutes sax waaye dañoo nekkoon di ligne bi di waxtaan ak invité bi xam naa ci kanam tuuti incha allah mi ngi ñëw di ak yéen ci émission Kii Kan La kon mbokk yi ñi taxarlu tuuti rek dans quelques instants rek mi ngi ñëw kon DJ may ñu benn morceau jërëjëf. yes. yàlla sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamale wule. asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal la. gaay maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar. waaw seen xarit seen doomu nday seen rak kooku di Chérif. maa fi dikkati di faytin ni ci kaw rimbin ni ndax bëgg singin ni ni waaye xam naa ni waa angle ba njaaxle seen xel a ngi toll ni Pikine ni yes donc son bi ma koy dédicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H waa di ko may waa Aska Monde waa maa ngi nuyu coordinateur yi ak coordinatrice yi waa di nuyu militant ak militante yi combattant yi ak combattante yi et di nuyu coordinateur yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag waa di nuyu suñu kilifa yi yëpp ñu nekk ci biir panel yi maa ngi leen di bëggee bu baax di leen siyaar waa daa nekk affaire bi moom mbiru yàlla la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk benn combat kon bokk amul seral la lii de affaire yàlla la non loolu moom du dañ yes maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin et Assane Diop depuis aux États-Unis di nuyu Babacar Kébé depuis Italia sama jinne bi gaay Cheikh maa ngi lay béggee bu baax di la siyaar et di nuyu Khadim Gueye Mami Diaw béggee naa la siyaar naa la waaw sama xarit Kol Crazy béton armé ciment plâtre sama sœur kooku di Souka Seck maa ngi lay béggee borom Thiès yesaay aca yes vous êtes connecté câble scotché branché sur Aska Monde mais c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état de Gerkach la puissance à l'état Bamakat yes yes accompagné de DJ Koubé Fo Novaganson Blends waa borom 2 ans 2 dents sanji fula ñim fula e sol fula somonda kele dama ne tankaw ni baraji ada koy tama muku domo e bari sabda bala karanke mada alkodi yes jëlal waa mais sama best grand Babacar Kébé maa ngi lay bégee
maa ngi lay siyaar bu baax sama cerveau yes non affaire bi askaw monde la affaire bi askaw la ñun askaw la ñu wax nag amul ragal la amul seral la ca kaw ca kanam uko ñaato ane santo yes waa gay Cheikh maa ngi lay bégee bu baax sama jinne bi di nuyu Khadim Gueye Mami Diaw depuis Mbour Suka Seck borom Thiès daanaka c'est la famille benn combat la benn objectif yes jëlal gars yi affaire bi neex na ba pare daanaka 2019 rek la ñuy xaar yes bëggee waa sama gars yi lu neex du doy nag waa di leen big up yéen ñëpp big respect à vous yes almal naal sula sima bani jata kenya almal naal sula kairola almal naal be tankala katani katatol ma sentani sentantol sima ba jata kenya anin laba kunyima aja ala barka bari mal waaw asalaamaaleykum aska mondo ñu ngi ñëwaat rek di leen nuyu te di leen ziare yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn coordinateur yi coordinatrice yëpp di wax ne madame la présidente bu fekkee ni yaa ngi dégg nga dugg nuyoo ñu commencé émission bi jërëjëf. asalaamaaleykum aska monde man la soxna Hélène Della Chopin nekk présidente mouvement askaw maa ngi nuyu panel bi yëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi lay nuyu maa ngi jël nuyo bi ma teg ko loxo Suka Seck nekk ci buntu bi di ko jottali aussi sunu maman soxna Oumy Sène di ko jottali aussi Mère Fall di ko jottali aussi Badiane Askaw Fatou Gille Diop di seet nu mu def di nuyu diaspora bi di nuyu askaw Sénégal di nuyu askaw Dakar di nuyu staff émission bi waa staff bi di sunu càmmiñ Talibé Cheikh Talibé Cheikh ma lay nuyu di seet bu baax noo def sama càmmiñ Ngay Cheikh di la nuyu bu baax sama càmmiñ Khadim Gueye may seet noo def di nuyu sama càmmiñ Chérif aussi di seet bu baax nu mu def Chérif maa ngi lay nuyu di seet noo def di seet waa Espagne waa Bignona waa Casamance i njewam di ka saafi fanfan Chérif i njewam di ka saaf kukankati Bignona di kukankati askaw Espagne di Casamance ano sandi ka reesol di ka saafa koola mbe konton na baake Chérif mba jubele be ñaami di nuyu sunu sœur Mami Diaw di nuyu Suka Seck di ndokkeel ñëpp ci julli bi ñu génn di balu ñëpp ak di ñaan yàlla ñu fekkee déwén yu bare ku ci nekk ci sa tur ak sa sant diaspora Sénégal maa ngi lay fekk ba fi nga ne di la nuyu bu baax di la ndokkeel di la ziar di la balu ak di la jox sa wàccuwaay ci liggéey bu metti bu ñu nekk juróom benn at léegi booba ba léegi musuñoo xaddi musuñoo bàyyi benn yoon kon jërëjëf waa askaw jërëjëf aska monde jërëjëf staff émission kii kan la merci. jërëjëf madame la présidente ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare te mbokk yi ñuy fàttali leen rek tey ñu ngi suñ émission kii kan la di dalal madame la présidente Hélène Della Chopin di wax ne madame la présidente
tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Hélène de la Chapelle lan nga ñuy wax jërëjëf. Allô, assalamu alaikum encore une fois Talibé Cheikh maa ngi lay remercier ci question boobu sunu bëggee wax kan mooy Hélène de la Chapelle xam nga nag wax ci sa bopp moom yombut dama naan rek c'est une jeune femme une jeune femme bu juddoo Sénégal plus précisément en Casamance à Ziguinchor bu fa yaroo am fa jaar-jaar am jaar-jaar Dakar ñëw aussi France nekk fii ak sama njaboot damay wax aussi ni jigéenu Karim Meïssa Wade suñu càmmiñ boobu ma ki jël téye tëj ko ci naka sudul noonu damay wax aussi ni combattante jug wax dëgg yàlla woote mbooloo ñu jël kuréel gi tuddee ko askaw di action de solidarité et de soutien à Karim Wade damay wax aussi femme engagée une femme militante dans l'âme ndax militantisme bu fekkente ne doon nga militant doon na loo xamante ni boo engagé da ngay xeex pour ay cause da ngay xeex di défendre ay nit mu doon ay symbole yu koy incarné dina yàlla di ko fësal aussi si ay nit mu doon lu méttee militantisme lu méttee metti la dafa doon loo xamante ni ngëm-ngëm la dafa doon loo xamante ni bëgg-bëgg la daf lay jaral lu ne daf lay jaral sacrifice yu bëri te yaakaar naa ni fii ay jàmbaar rekk fi nekk ay militant rekk fi nekk kon nag macha allah si gàttal su ma doon présenter sama bopp noonu laa koy présenter merci. jërëjëf madame la présidente ci wax dëgg yàlla ci lu jaar-jaar bu am solo boobu nga nettal ñu mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla képp kuy combattant ku nekk war nga cee roy di wax ne rek madame la présidente dañuy wax ni. dañ lay laaj bu ñu bëggoon a xam Hélène fan la commencé politique ci ban Sénégal nga commencé woon def politique wala bi nga nekkee France nga commencé def politique. Talibé Cheikh daanaka xam nga it employé naa benn mot sànq wax naa militantisme une femme militante ça veut dire que sama vie sama jaar-jaar man yëpp. ci ay engagement la musa doona depuis toute petite depuis toute jeune déjà j'étais une jeune fille très tôt engagée maanaam ci ay affaires association déjà xam nga en Casamance à Ziguinchor nit ñi dañuy regrouper aussi ay par association ay ASC ay club etc très jeune jugee foofu dem collège pareil ñëw lycée nag lycée Djignabo bi ma jàngee nag bokk fa si ñu fondé à l'époque ce qu'on appelait là-bas enfin el círculo espagnol le club espagnol etc j'ai toujours été une femme engagée pour des causes pour des activités ou pour des objectifs bien déterminés et donc engagement dafa mës a nekk ci man donc en 2000 maa ngi wax en 2000 bien avant d'ailleurs am na engagement wàllu AFP donc très tôt commencé na yëngatu xam nga boo waxee engagement nit ki mën naa engagé xëy na ci ay idée la man yàlla dafa def ma bëgg a bind dama bëgg xalima dama bëgg a bind xëy na sax jot bee xaw a néew moo tax lu bare bu ngeen seetloo bi ma taxawee ci askaw ba tey sama bind wàññeeku na bu bare waaye dama doon bind lu bare ci presse bi parce que loolu forme d'engagement la forme expression la aussi d'engagement bu écrite et donc noonu laa fa taxawee aussi taxawal AFP ba élection yu mujj yi nekkoon fi aussi coordinatrice parti bi wax dëgg yàlla ndax man maa ko jiite woon ñu yóbbu woon ko fi élection
bi ñu demee yàlla def Macky Sall gagné wax dëgg yàlla suñu njiit di Moustapha Niasse woo na ma ne ma nañu dem ndaxte Macky woo na ko toog nañu waxtaan te du ko bañal dara te bëgg nañu dem bëgg na ma jege ko man nag demuma ci ànduma ci toppuma ci ndax gëmuma Macky wax dëgg yàlla demuma noonu laa toogee aussi di def sama liggéey nekk ci sama sutura waaye di observer aussi ce qui se passe dans mon pays bi ma demee ba ma gis ni lii am ci Sénégal doon na loo xamante ni lu doy waar ndaxte ñu ngi bëgg a jël justice di ko def outil de règlement de compte di ci fayantu di ci noot doomu jàmbur di ci noot doomu aadama il faut quand même que ma préciser man xaw ma woon Karim musuma ko woon jege bu mu nekkee ci nguur te bu may jug di woote aussi pour ñu fonder créer askaw man xamuma woon Karim wax dëgg yàlla musuma ko woon gis musuma toog ak moom xamuma ko woon donc conviction ak dëgg ak yërmande yàlla ak bañ ñu indi ay ci réew mi ak bañ Macky ñëw jël sunu institution yi di ko jalgati moo ma tax a jug mu metti woon lool ndaxte booba jàpp woon nañu téye woon nañ que ni doon na loo xamante ni demande sociale lay fallait que ñu arrêté ko et autres booba boo jugee di wax tuuru Karim Wade boo yoree say t-shirt da nga koy nëbb boo jugee di wax dañ lay xas ñu wax la lu ne ñu traité la lu ne wàcc la waaye nag comme li ma wax militante quand on est une femme militante dans l'âme ça veut dire qu'on est engagé booy xeex boo gëmee dara doo ko bàyyi tu te bats et tu te donnes les moyens de réussir ton combat et donc voilà bi may woote pour fonder lii man xawma woon Karim wax dëgg yàlla waaye booba xalaat naa seetul naa te yaakaar naa ni liñ ko doon toppee du dëgg lu dul outil de règlement de compte la parce que nguur lëmm ak ñi ci jaar ñëpp nekk ay ministre yor ay responsabilité pendant 12 ans mënoo jël kenn rek seppi ko ak ay àndandooram nga ñëw ne leen yéen a fi def lii yéen a jël lii loolu kenn gisu ko fenn mënoo xëy rek jël ñoo xamante ni ay dignitaire lañu ci benn parti bu nekkoon au pouvoir nga seppi ci ñoo xamante ni ñooy ay kàngaam ne leen dañ leen di poursuivre du ngeen génn réew mi du ngeen dem fenn tey leen di yàq seen liggéey loolu kenn tegu ko fenn asama yow ci sa bopp bu fekkente ne nguur googoo la defar nguur googu nga bokk te yow nee nga li nga am ci nguur googu nga ko jëlee xam nga loolu tey na xel doy na waar te àndut ak benn yoon ci dëgg loolu du loo xamante ni nit mën na kaa seetaan man loolu indi sama engagement ci askaw ci Karim Meïssa Wade ma gis ci moom jikko yi ma naw lool muy jàmbaar muy liggéeykat muy ku yaru muy ku organisé muy ku rigoureux ma gëm ko nag wax dëgg yàlla moom it aussi muy nit ku baax muy nit ku tey nit ku am xel koo xamante ni aussi wax dëgg yàlla ku am jom la ku bëgg Sénégal la ma fekk ko ci ngëm-ngëm boobu ñu ci ànd boobu ba léegi kon rusuñu ci benn yoon fu ñu dem yépp fépp am nañ fa dëgg Sénégal rek lañ ko bëgg a continuer xoqatal kon sant yàlla rek ndax rusuñu ci benn yoon si c'était à refaire metti na yàgg na xeex bi dafa métte lu ci biir kenn mënu ko wax waaye sant yàlla rek et si c'était à refaire j'allais le refaire sans hésiter merci. salaamaaleykum wa rahmatullahi man la soxna Koumba Niang PDS New York ma dellu siwaat ci Askaw Monde di leen nuyu di leen ziar di leen balu ax di leen bal ax yàlla nañu yàlla boole jéggal di nuyu ñëpp ziar ñëpp comme dañu commencé émission bi nag damay dem droit au but madame Hélène Ndella Chopin ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax welcome ci plateau bi sama première question nag moo doon Karim Meïssa Wade takk na ay valisam comme on dit mu ngi war a ñëw ñun gan boo ko amee da nga koy teeru teral ka ñun lan moo nekk war a nekk suñu taxawaay fi mu ne nekk ni jërëjëf.
asalaamaaleykum soxna Koumba Niang di jigéen bu engagé aussi di koo xamante ni wax dëgg yàlla royukaay la maa ngi lay bëggee kontaan ci sa participation ci émission bi une femme très 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 engagée dama naan rek dañu naan rek bu leader di ñëw nuñ koy teeroo ak nuñ koy tertoo ndax du gan bu war a ñëw. xam nga ni Karim Wade est un pur produit sénégalais doomu maître Abdoulaye Wade la ku bëgg Sénégal nag jaral ko lu ne mu def lu rafet ci réew mi mu liggéey fa liggéey bu am solo mu bokk si ñu tabax bâtir le Sénégal ñu génnee ko Sénégal yóbbu ko si ay njuuj njaaj rek naka sudul noonu ñu ne dañ ko gracier grâce bi nag boo xoolee ci chantage dañ ko teg gracier nañ la demal moo di bàyyi ñu sori réew mi bul indi dara luy indi gàllankoor ci sunu nguur gi yaakaar naa ni doomu Sénégal boobu ñu génnee ci réew mi à 1h du matin coupé internet yi teg oto yi dugal ko ci jet privé génn prison génnaay boo xamante ni kenn mësu ko def nit ci kaso en tout cas ci sunu histoire politique Sénégal kooku bu naree ñëw wax nga dëgg jàmbaar dawul dafa uti ji doole buñ ko ñaanee ne que mu sori réew mi tuuti ba tension yi calmé ku yaru la murit la ku gëm Serigne Touba la ku gëm maam Xaadimu Rasulullah la donc bu loolu amee mu génn mu dem ñu gis ni nit ñi am nañ cofeel ci moom wax dëgg yàlla te Sénégal jaral na ko lu ne nag ndax mënoon naa dem toog feneen banque ay loxoom waaye defu ko mu ngi xeex ngir réewam te mu ngi waaj a dellu si kon nag yaakaar naa ni sunu leader dëgg-dëgg doomu Sénégal dëgg moo nar a dellu si ci réew mi nag dañ ko nar a accueillir avec tous les honneurs dañ ko nar a accueillir avec toute la détermination la force la conviction boo xamante ni moom la ñu xeexee juróom benn at yëpp ak Macky Sall sunu taxawaay mooy nañu continuer di liggéey nañu continuer di massifier nañu encourager nit ñi ñu dem jëli seeni carte nañu encourager nit ñi fépp fu ñu toll ñuy massifier ñuy informer ñuy sensibiliser ndaxte ku wax politique rek wax nga mbooloo te mbooloo mooy doole te wax dëgg yàlla yaakaar nañ ne bés bu Karim dëgg tànkam Sénégal keroog incha allahu rabbi nguur Macky pare na te Macky Sall xam na loolu soxna Koumba Niang ma lay jaajëfal bu baax merci. waaw présidente ma ñëwaat laaj la ay question di la demander askaaw kañ la juddu ban année ndax mun nañu am la date exacte di la laajaat aussi sur le plan à l'échelle mondiale bu ñu xoolee cartographie bi ndax askaaw est représenté dans tous les pays du monde. bu ñu xoolee aussi par rapport ak les activités d'ASCAO c'est-à-dire combattre l'injustice nga xamante ni moom la ñu def ba suñu président ñu libéré ko ci prison donc ñu ànd ak moom porter sa candidature pour les présidentielles de 2019 lan mooy avenir u ASCAO après que ñu porter la candidature de Karim Wade pour les élections di demander aussi ASCAO ndax am na feuille de route par rapport à ces élections. allo Souka merci ci sa question boobu dama la ci sawar a tontu Souka ASCAO ma ngi taxaw en France en juillet 2013 exactement dañu arrêté Karim le 15 avril lañ ko arrêté exactement ñu yóbbu ko quasiment def na 2 jours garde à vue 15 16 17 ñu décidé jël ci moom à son égard benn mandat de dépôt mooy dañ koy arrêté xam nga boobu njuuj njaat bi fës na jéggi woon na dayo dañ koy arrêté le temps que ñu def ay enquête et cetera en fait c'est du bluff boobu décidé nañu que ni dinañ ko anéantir dinañ ko détruire dinañ ko tëj parce que doomu Abdoulaye Wade la parce que parce que Macky voulait le détruire et régler des comptes pas autre chose et donc avril mai juin juillet 3 mois après ASCAO jóg na
man nag depuis le début, depuis que j'ai vu ça à la télé, aux infos, sur Internet, etc., on va dire que ça m'a secoué. Ça m'a secoué en fait. C'est ça la vérité. Ça m'a secoué. Bref. bi ñu jógee aussi bu may jug di woote pour ñu def ko métti woon na torop parce que ku ma ci woo rek daan na ma ne koo xamante ni ñëpp bañ nañ ko et cetera loo ciy jug loo ciy xeex et cetera bref loolu sax duma ci dellu si waaye sant yàlla rek ak ngëm-ngëm bañ ci rus loolu rek ndam la askaw suka su ma la koy xaymal dafa law partout dans le monde dafa law ba taxaw gérer ko yëpp sax léeg-léeg dafay métti yéen a ngi ci biir xam ngeen des fois da ngay gis ñoo xamante ni wër nañu wër ba sonn des fois ñu taxaw sax sampal seen bopp di ci liggéey ba après la ñuy feeñ ba après la ñuy feeñ biir Europe bi gis ngeen ni partout xeex nañu dem nañu Genève devant la place des Nations Unies wër nañu fu nekk aux États-Unis partout dafa mel rek ni damay wax loo xamante ni rek c'est une évidence ah xeex nañu partout teg Macky Sall pression bu amul fenn xeex ko mais affronter ko pour que mu mën a bàyyi Karim Wade daanaka sax génn sax dem tukki dem voyager Macky Sall mënatu ko woon bi ñu sampee nag du caage ni par exemple dañu toog jël téléphone di woote def leen li ndax man aussi def naa ci jaabante yoo xamante ni metti na tarap di samp cellules yi ànd ak waa Dakar di wër Sénégal di samp cellules yi mu doon loo xamante ni aussi dafa metti parce que da nga koy booleeg sa liggéeyu bopp nga xam ne sa sutura fa la nekk da nga koy boole aussi yor njaboot ju ndaw ah nekk di jaabante yor liggéey boo xamante ni dafay metti day laaj ay concentration day laaj bind day laaj attention mais doo nelaw lu bëri doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg foo tollu sa téléphone di sonné te tubaab xamul loolu mais ba tey damay wax rek ngëm-ngëm dafa fort ci doomu aadama ñu nekk ci loolu xeex ko yaakaar naa ni am na yoo xamante ni sax suma si dellu day nirug leneen mais les archives sont là le combat de Askaw est là et vous êtes là donc loolu moom fa laay yem tey xeex bi dafa am ay fànn yu bëri dépassé nañu xeex pour la libération tey ñu ngi ci beneen lutte boo xamante ni aussi c'est purement politique et il n'y a pas de rupture c'est une continuité je dis c'est pour le retour de notre candidat notre frère le candidat du peuple Karim Meïssa Wade c'est pour conquérir le pouvoir parce que dara boo ci nekkee nga gëm ko bu ci dem di yokki non da ngay jubal et il faut pas avancer voilé dans la vie boo gëmee dara nga xamante ni ci lii nga nekk lii nga gëm wax dëgg yàlla te di ko def ci espace public dang ci gaaw a déterminé wu wax dëgg yàlla sunu feuille de route bi liggéey bu ñu commencé ba léegi ñoo ngi koy def suka damay daal di delluwaat rek gëstu remercier tey ñoo xamante ni ñooy askaw Jolof ndax xam nga ni yu bëri du fës mais ñu ngi liggéey ci biir ci biti ñu ngi liggéey waa askaw Jolof sunu coordinateur Moustapha Mbeng ak ñi fa nar a dem xam ngeen ni am nañu activité suba Jolof am na ñu fay dem ñu fay teew et tout moom it mu ngi taxaw foofu taxawaay bu rafet woo naa ko tey yàgg naa waxtaan ak moom Omar Pam nekk Ziguinchor coordinateur askaw Ziguinchor xam ngeen ni Ziguinchor aussi ñu ngi def ay activité tey loolu yëpp gis ngeen ko xam ngeen ni aussi waa Sine Béchar Ngam ak suñu frère Gora Wàcc mi fa nekk ñoo ngi liggéey foofu liggéey bu rafet tey am nañ fa activité donc loolu yëpp doon na loo xamante ni da ngay coordonner da ngay woote et cetera il faut s'organiser
il faut des moyens mu doon loo xamante ni metti na torop torop donc ba léegi ñu ngi ci émission bi aussi buñ ko xeeb parce que ci la bokk ndax bu ay nit booloo fenn dajaloo fenn baax na ñuy dëggante ñuy xamante baax na aussi ñu am loo xamante ni mooy animer groupe bi ci la bokk kon yéen aussi gàcce ngalaamoon notre objectif fu mu nekk nii c'est les élections présidentielles de février 2019, Inch'Allah Rabbi, le retour de notre frère candidat du peuple, Karim Meïssa Wade, et c'est la conquête du pouvoir par le suffrage universel. Il faut absolument que nit ñi dem retirer ji seen carte lu ñu bëgg Karim lu ñu gëm a Karim lu ñu gëm a changement ci dëkk bi buñ ko bëggee fal carte moo koy fal kon nañu xeex mu jaral ñu lum ñu jaral waaye nañu xeex jëli carte yi nañu xeex jëli fi Aly Ngouille Ndiaye surtout merci. Merci présidente ma ñëwaat ak beneen question lors de la fête de Tabaski dañu dégg le président Macky Sall mu def benn sorte di wax ni àdduna du dem wëlbatiku mukk ba mu wax ci Ablaye Wade lu ñaaw te kenn du musu ko seede te kenn du ko seede ma lay laaj ci propos yooyu Macky Sall wax yow ban lecture nga ci def. asalaamaaleykum soxna Souka déglu naa bu baax sa question am na importance te ànd na aussi ak actualité ndax wax dëgg yàlla Macky Sall toog tey ba mu ne dafa jógee julli ñëw toog ne du musa wax lu ñaaw Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade loolu moom xam nga nag Macky moom maa koy waxee fii nag te comme yàgg na di tëj nit ñeeg lu am ci forum yeeg mu jël ko jàpp nit ñi tëj man Macky su ko neexee mu tëj ma awma benn problème ci loolu lenn nag xam naa ko lii mooy dëmm rey la ba pare ñëw toog jaale la mbaa di la lekk jël sa pooju liir di ko seeñu ba pare di signe di la xool di la waxtaanal di reeki signe mu ngi sex sa pooju liir di ko seeñu dara weesu ko ndaxte jëf ji gëni bon mooy lu nasaraan di wax sournoiserie mooy jikko boo xamante ni nit ki dafay lëndëm ci biir ba du la musa woon lu ne ci moom da lay signal ba pare nag mu ngi lay détruire mu ngi lay jéem a xeex wax jooju mu noppi woon sax moo ko gënoon ndaxte li mu def président Abdoulaye Wade tey président Abdoulaye Wade jaar-jaaram 26 ans de combat politique qu'il a porté parce que lu bare sacrifié na ko pour démocratie am Sénégal nañu waxante dëgg il a beaucoup contribué à la consolidation et surtout à l'instauration de la démocratie au Sénégal li mu tabax Sénégal ni mu ko liggéeyee ni mu jàppale population bi wax dëgg yàlla ba tey kooku nekk mag ci at yi mu nekk jël benn doomam bu góor bi nekk ko ràpp kaso rusoo ragaloo nga xëy dem fële ñëw kër goo xamante ni dafa liggéey wuute nag ñoo xamante ni waa parti socialiste ñoo leen fi jox ay villa Fann Résidence ak ay Mermoz ak yooyu mais dafa liggéey daan doolem jël li mu am mu jënd kër mu fondé ci lépp loo xamante ni partim la mu taxaw ci di ci xeex kër googu doon loo xamante ni référence la aussi Sénégal patrimoine sax lañ ko naroon def kër googu te patrimoine la ci xol nit ñi ak ci représentation symbolique nit ñi ñëw Rousseau ragaloom ku day ni Macky Sall nga xamante ni doo nitu dara nga xamante ni tekki woo tuus nga xamante ni yow buñ lay jël li nga gëni yaakaaroon sax gëni kawe doon ko sa àddina mooy un vulgaire chef de service ngeen baal ma nekk waaye wax ji sax daanaka man damay répéter rek nga xamante ni doo nitu tuus man xeebuma nit ndax ku gëm yàlla laate duma xeeb benn doomu aadama waaye nag jikko mën naa tax nit tuuti Macky Sall ku tuuti la tekkiwul tuus te nit mu ngi tuuti ci jikkoom ci jëfinam ci doxalinam ci xalaatam ak ni muy wéyee diggante ak ay nitam ñàkk coloré amul benn teraanga deful lu dul day yàq Macky xol bee bon
ku soxor la bu ci tegoon sax mun liggéey tuuti mais bu ngeen seetloo manque de compétence boobu mooy waral xët-xët bi xam nga ku ragal bu tiitee rek day yàq donc Macky noonu la mel ñëw di jël revanche am sur l'histoire di bëgg a détruire président Wade mais le président Wade est un patriarche c'est le père de tous les Sénégalais ku ko bëgg ak ku ko bañ loolu yàllaa ko def ci jaar-jaaram ñoo jël doom bu góor kooku benn doom bu góor bu mu am ne ko ràpp ci kaso bi génnee ko yóbbu ko exil ne du dellu si nañu laajte Macky Sall ñaata at la toog di dagg loo xamante ni mooy indemnité président Abdoulaye Wade nga xamante ni c'est un droit hein c'est un droit c'est un dû en tant qu'ancien président ñaata at la toog di ko dagg xam na ni paa bi doon dundee xam na ni paa bi doon def xamu ko benn doom bu góoram bi mu yor yóbbu ko ne kooku du dellu ci Sénégal nga teg ko fan naan ko boo ñëwee dinaa la tëjaat Macky Sall il est petit Macky Sall li mu def sax wax lu ñaaw moo ko raw fuuf Macky du nit ku baax xamul teranga amul wóllëre te amul benn compétence loolu la li ñu yàlla nattoo yàlla nag aussi dafay nattu ay jaamam natt peuple am ci ay jaar-jaar yim koy jaarale ba ubbi bët askan wi ci la ñu toll nañ ko nangu rek gannaaw askan wi da doon wër di seet ku gën paa bi yàlla ubbi nañu suñu bët aussi ci loolu waxu Macky Sall dafa amul maanaa dafa amul solo parce qu'il est sournois munu fi wax dara lu defar li fi yàqu ba pare te li fi yàqu ba pare ba léegi mu ngi ciy wéy ndax mu ngi taxaw ne bu Karim ñëwee dinañ ko tëj te ndax xam na ni bés bu Karim dëgg Sénégal nguuram jeex na donc wax yooyu wax ku daanu saret la rek ak koo xamante ni wax dëgg yàlla amul pexe loolu rek lañ ci mën a wax waaye gëmu ko benn yoon ngeen jéggal ma ndax man reprendre ay waxu Macky Sall sax duma ko def reprendre ay du nitu dara nag Macky Sall du nitu dara tekkiwul tous du nitu dara baadoola la bu ñuy wër baadoola ci àddina bi ba dajeek Macky kon ñu xam ni daj nañu ci baadoole du nitu tous gëmul dara xamul dara baadoole la baadoole ci jikko baadoole ci nu ko yàlla bindee baadoole ci li mu wone baadoole ci li mu doon Macky daal noonu la rek lañ ko mën a résumer merci. salaamaaleykum waa émission kii kan la bu Askan Monde maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak sant di siyaar ñëpp dalal suñu invité bi madame la présidente Hélène Ndella Chopin présidente Askan Monde ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di rafetlu sa teewaay tey ci émission bi donc doon la poser benn question rek xam naa ne si historique Askan yi lay nekk muy question bi nga xam ne dañoo gis Askan mu nekk à 2S ak trait ak Karim Wade donc loolu kon am na lu muy signifier donc di la laajaat beneen question bi mooy Askan yow kese yow seul yow yaa toog créer Askan ou bien da nga am ay nit yoo waxtaanal ngeen toog ensemble waxtaan ba tuddee Askan muy mouvement de soutien mouvement de solidarité et de soutien à Karim Wade loolu bëggoon naa nga leeralal ñu si tamit panel bi yëpp militants yi ak coordonnatrice yëpp ñaari question incha allah merci beaucoup jërëjëf président. allo Khadim maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax di seet noo def Khadim sigle bi c'est A2S KAW Askan action de solidarité et de soutien à Karim Wade soutien mooy loo xamante ni jàppale mooy loo xamante ni amul limite soutien en des moments difficiles solidarité xaw ma sax nuñ koy tënkee ci wolof le mot solidaire mooy quand on est solidaire c'est pour le meilleur et pour le pire quand on est solidaire de quelqu'un boo jugee nga solidaire ak nit ci bànneex ci naqar ci jàmm muy metti muy ak nu mu mënti doon rek da ngay solidaire ay valeur la yoo xamante ni ay valeur yoo xamante ni daanaka
dépassé na sax ay position partisane wala circonstanciée ou même circonstancielle ah xam nga di nga gis ku solidaire soutenir nit ndax mu ngi ci nguur ndax mu ngi ci bànneex ndax mu ngi am mu tuddee ko doom mu ànd ak moom mu def ko xarit dina wër di wéy naan diw sama xarit la diw sama kii la solidarité bi ak soutien boobu ñu ngi koy indil Karim bu muy gëni metti te xamuñu ko vraiment loolu mooy sigle bi c'est des valeurs sans fin ça veut dire que pour le meilleur et pour le pire te ñu ngi sant yàlla bu ñu ñëwee fekk ko dans le pire loolu xalli yoon nag parce que metti woon na nag ndax damay anticiper la question suivante Khadim man idée bi laa am man dama am idée ma am xalaat ma woote ne foog ñu jóg jàppale Karim bu may woote nag ñu bëri raccroché nañ ma au nez ñu bëri nee nañ ma ñu bëri wax nañ ma yoo xamante ni du wax ju rafet waaye dama toog di woote convaincre ay nit ñu mën a toog ñu waxtaan ñu seet nu ñuy jàppale Karim am ñu néew ñu ma wuyu si noonu laa définiré loo xamante ni moo nar a nekk mouvement bi moo nar a nekk nuñ koy doxalee nu ñuy xeexee nuñ koy combattre wër def conférence de presse en France woote mbooloo ñëw ñu def conférence de presse officiellement lancé ko noonu laa jugee xool ni lii xeexu mbooloo la foog ñu yëgle ko booba xaw ma Karim musuma ko gis c'est une précision quand même de taille ah defar logo bi le logo de Askawla ki ko defar dina dëgg audio bi dama toog xaw ma ñaata jour di choisir di dugal di génne di kii couleur yeeg gaynde bi et tout bu ngeen seetee gaynde bi mu ngi génn noonu di nooy waaye tànk yaa ngi ci biir loolu yëpp dafa am symbole couleur logo bi ah duma ci dellu siwaat noonu lañ ko def bi ñu paree je pense que kii fondé Seneweb mu ngi may dëgg Salam Fall ma woo ko ne ko man de ci lii laa jug ci lii laa nekk di xeex et tout te bëgg naa ñëpp jug jàppale Karim Wade ma ne ko dama bëgg nga defaral ma logo bi bannière publicité Askaw ndax nit ñi mën a ñëw ndax nit ñi mën a xeex ñu xool ni ñuy def ba génnee Karim ci situation bii ci réew mi parce que c'est pas normal dëgg na xam na y a des archives y a des témoins noonu laa jugee ñu jël logo bi ne ko pang ci Seneweb bi nit ñi nag commencé ko gis def contact yi nit ñi di woote mu metti nag parce que sur le coup woote yi commencé na noonu laa jëlee billet d'avion dem Sénégal ci laa gis Karim pour la première fois au mois d'août 2013 Kaso laa ko fekk boobu mouvement bi taxaw na moom yëgu ko sax xamuñu ko moom ci presse bi la ko lire falaa ko xamee ma jug dem def sama conférence de presse à Dakar l'histoire est là les gens sont là Khadim tu fais partie aussi des fondateurs noonu la ñu lancé mouvement bi noonu la ñu lancé xeex bi ba mouvement bi law alhamdulilah loolu yéen ci seen bopp je pense que après mun ngeen dugg aussi def des témoignages parce que benn lam du yëngu lu mel ni kenn et puis lu ñu naan bu peccum liir neexee yaay jey jàpp ci mbagg bi yaay jey jàpp ci mbagg yi dëgg la yëfu mbooloo boo koy def da ngay ñaan yàlla nit ñi ñëw muy gëni wéy muy gëni law muy gëni dem macha allah tey bu ñu taxawee de benn mouvement 2 mouvements 3 mouvements 4 mouvements 5 bay compter 600 alhamdulilah di wax nag ni di delloo njukkal di gërëm di sant Karim Meïssa Wade ak tous les mouvements de soutien parce que karimiste yi yëpp ay jàmbaar lañu dëgg-dëgg ay jàmbaar lañu sunu ay frères sunu ay sœurs ñu fi nekk di leen gën a encourager di leen gën a motiver wax dëgg yàlla bu ñuy jug metti woon na metti waaye boo xamante ni jéggi na dayoo wax naa ni gor du toog di jàmbat wala di kii góor du def loolu man je ne connais pas ça je fais pas ça dëgg la waaye ñuy ñaan yàlla mouvement yi di gën a yokk nit ñi di gën a ñëw Sénégal ñëpp wéy ànd ak Karim jox ko
victoire inch'Allah rabbi au soir du 24 février 2019 merci Khadim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi man la Soxna Koumba Niang PDS New York maa dellu si waat di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ni wax madame la présidente thank you very much si temps bi ñu accordé pour ñu defar émission bi di jéggalu nag parce que j'avais pas bien lu le règlement intérieur te règlement nit ñëpp ñoo ko war a suivre di ñëw nag sama question lenn rek lay doon fi mu ne nii affaire parrainage la ñuy wax ba génne seen fiche ak jour bu mu war a di ba génne ko journal officiel léegi may laaj madame la présidente lan mooy war a nekk sunu taxawaay jërëjëf. Soxna Koumba Niang encore maa ngi lay gërëm di la sant ci question bi xam naa nag yow éducatrice nga dans l'âme parce que en fait tu as la réponse mais tu me poses la question certainement pour le panel. Ndax gis nga ni les délégués normalement des partis et des candidats représentants qui veulent se présenter aux élections présidentielles normalement ils sont convoqués à une réunion nga xamante ni boobu dañuy tenir réunion boobu ak autorités yi suñu paree ñu jox leen fiche yi et cetera et cetera. léegi nag xam nga parrainage bi Souka wax na ci Souka maa ngi jégalu de ndax gis nga nu émission bi xaw a demee aussi dafay metti torop le décalage et autres ou des répétitions ou staff bi avec les gens qui interfèrent en même temps c'est pas facile tontuwaale la rek ne parrainage boobu nag parti bu nekk wala candidat bu nekk même enfin les indépendants dañ ngaa fexe nag nga am say parrainage yu complet pour nga mën a dugal liste yi xam nga nag njuuj njaaj ba fa lay doore ndax carte yi lu tax nit ñi nar a xeex bi le nerf de la guerre en fait mooy nit ñi yor carte il faut que ñu envahir préfecture yi lieu de distribution carte yi ñu jël sunu ay carte parce que pour nga mën a parrainer nit aussi il faut nga yor sa carte d'électeur il faut nga yor sa numéro carte il faut nga yor sa carte d'identité boo ko deful mënoo parrainer nit mais man côté boobu question de principe la question de droit en tant que citoyen sénégalais on a tous droit à des cartes et on doit avoir nos cartes yi xaw ma ñaata milliards la ñu wax ni dépensé nañ ko dara du ci dëgg mais nag luy dëgg li am ba am mooy ñoom ñu ngi génnee carte yi di ko jox seeni nit donc bu ñu jugul xeex bu njëkk bi mooy dem wàcc sur le terrain sur les lieux envahir leen teg ci pression xeex ak ñoom pour jot sunu ay carte parce que suñu yelleef la sunu àq la ba mu mat sëkk dañu ko nar a dañu nar a jox sunu ay carte amuñu droit li ñuy def mooy rétention des cartes maanaam yor nañu ay carte waaye dañuy wër ba xam ni ñii ñuy jox carte yi ñoom dañ leen di voter bu ko defee ñu jox leen ay carte wala ñu indi ay gan des citoyens frontaliers de pays frontaliers du Sénégal defaral leen ay carte ñu ñëw envahir feesal bureau de vote yi sos urne yi comme niñ ko defee Dagana niñ ko defee Oumar Sarr loolu rek lañ fi bëgg a def et donc parrainage boobu lu mu mën a am ci gàllankoor yépp xam nañ ko wax nañ ko waaye nag nekk na loo xamante ni c'est ridicule parce que parti boo xamante ni buñ koy samp si le but d'un parti politique mais c'est de conquérir le pouvoir à moins que ñu bëgg a def li ñaas def ak Tanor di jébbaane seen bopp Macky Sall nga xamante ni ñoom ñaar sax ñoo bokkoon parti socialiste PS mënuñu fexe ba déggoo seen biir dem nañu ba pare nañu dara deseetu leen ci wàllu politique bokk c'est des coquilles vides ndax kenn toppatu leen kenn àndul ak ñoom ndax kenn gëmu leen dem nañu ba weddi seeni bopp kilifa yu day noonu wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee di jàppale Macky sax amuñu ay nit léegi Macky stratégie bu mu mënta def dina ko jéem y compris di débaucher ay nit ci PDS les recycler la nga xamante ni seen nguur gu fi daano rek ñoo la daane te tekkiwuñu tous amuñu fukki nit lu dul ñoom seeni jabar seeni doom waaw loolu lañ fi am donc parrainage bi sax nit mën naa toog sa oto nga yor sa téléphone nga yor ay fiche ñu jox la ay tour wala nga fay ay xale jeune par jour ñu lay recueilliral ay nit ñu am carte ñu fay ñooñu nga toog sa oto rek di remplir lu ñu ne dañuy bañ
il faut que mu am nombre de régions boo xamante ni minimum di nga ci recueillir et cetera mais mun nga toog sa oto wala sa kër nga inscrire ñoo xamante ni xamoo leen sax te parrainé wuñu la loolu moo ci doy waar te fichier bi bu ñu fexee ba dugal ko mooy ministère de l'intérieur déjà xam na kan mooy votel diw ak kan mooy votel bi et le principe du vote même est violé parce que le vote est secret parce que le vote est un acte citoyen personnel et secret bañ nañ sax ba kuy voter sa enveloppe foo koy loo ciy mënta dugal da ngay dugg ci bañum gàcce gi foo nga koy dugalee li nga voté yow yaa ko moomal sa bopp yaa ko xamal sa bopp mooy sa yelleef say droit la donc wax dëgg yàlla loolu parrainage bi Macky Sall tegu ko fen mais c'est un moyen encore pour que mu gën a mën a sàcc élection yi ak fànn buñ ko mën a jëlee nag loolu mooy lu am waaye PDS en aucun cas est la première force politique du Sénégal mënul am problème parrainage ça c'est sûr mënu ko am PDS mënul am problème parrainage ça c'est sûr et certain waaye parrainage bi ci boppam dafay violer anam yoo xamante ni noonu la élection di tegoo ci dëkk parce que parti bi buñ ko créer xam nañ ne pour dem élection la donc mënuñu ne encore ci élection boobu il faut nga am lii ak lii am lii te kuy gérer fichier boobu du kenn ku dul Aly Ngouille Ndiaye kuy gérer fichier boobu du kenn ku dul ministère de l'intérieur waa yaakaar nga ni les hommes d'affaires ñoo xamante ni mun nañ leen ci topp et tout ñooñu dinañu nangu dévoiler seen bopp ci loolu non mooy ñoom avant vote bi di am sax xam nañu kii fii la far kële fii la far kii fii la far loolu teguñu ko ci dara teguñu ko ci dëgg aussi que ñëpp xamee ko noonu combat bi non seulement massifier informer sensibiliser yaatal indi nit ñi encourager nit ñi ñu ñoo jàppale parti bi encourager nit ñi ñu dugg ci mouvement yi parce que c'est liggéey yi mouvement yaa ngi koy def liggéey mouvement dafa metti il s'agit pas de prendre les mêmes personnes ne man tant de personnes la am wala nit jógee fa la ñëw rajouter lul dara Karim loolu tam dafay dëgg nañ ko wax mu leer parce que kii nekk fii nga indi ko nga yokk ko fi kii nekk fii nga indi ko yokk ko fi te mu ngi déjà dans le mouvement il est déjà identifié quelque part loolu yokkalul parti bi ay nit da ngay dem kañ wër ñoo xamante ni xëy na ñu ngi wër ba nga dajeeg ñoom nga xamante ni Karim la ñu doon wër pour jàppale PDS la ñu doon wër pour jàppale nga xëcc leen indi wër indi ñu bees di gën a yokk fichier et cetera moo gën aussi di naan man tant de personnes laa am te jël nga kii fii jël nga kii fii jël nga kii fii nga dajale la loolu du liggéey ñun bu ñuy jug di liggéey booba metti woon na boobu tudd Karim sax dañ lay wax ñu ñaaw wax yu yoo xamante ni amul benn taggin mais dañ ciy muñ plus ñu ñuy rejeter plus ñuy dem di convaincre ba tey ay nit ñooy ñëwal seeni bopp loolu tam am na ci solo jël ñoo xamante ni ñu ngi ci biir ba pare nga ne da nga constituer dara loolu yokkalul dara Karim yokkalul dara parti bi c'est ça la vérité il faut que lii liggéey bu méttee ngi noonu teg ci nag ne vraiment di répondre à sunu frère Khadim ak sunu sœur Mami amuma ci benn regret ça a été dur c'est encore dur c'est difficile dafay danga ci def sa temps danga ci def sa alal danga ci def sa énergie dangay toog sa njaboot duñ la gis dangay toog say doom mën bëgg a jot ci yow duñu jot ci yow dangay toog bàyyi sa yëfu bopp c'est physique c'est intellectuel c'est financier lépp loo xalaat dangay dem ba moomatoo sa bopp aussi dangay dem dafa metti mais si c'était à refaire je pense man Hélène Ndella Chopin personnellement le plus beau engagement de ma vie de jeune femme je pense c'est ASCAO action de solidarité et de soutien à Karim Wade si c'était à refaire je le referai sans hésiter et cette histoire va continuer et ASCAO va se battre à toutes les étapes bi ñuy door ba léegi ñu xàll yoon ñuy xuus bi àll bi lëndëmee dañuy continuer dañuy xeex te dinañu xeex incha allahu rabbi Karim falu
te dinañu xeexu politique la c'est pas parce que dañu jug dañuy xeex etc. Ou bien gëmuñu lu ñuy def non ñu ngi ñaan yàlla mu jël nguur gi ñu ngi ñaan yàlla ñu ànd tabax Sénégal loolu la ñuy ñaan yàlla incha allahu rabbi merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah askaw mondu Babacar Kebe maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sant di ñëwaat rek di indi ay kàddu cant yu jëye ko ci staffu émission Kii Kan La di sant bu baax madame la présidente Hélène de la Chopin ci nangul gi nga xam ne nangul nañu ko invitation bi madame la présidente staff émission Kii Kan La ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di sant bu baax itam coordonnateurs yi coordonnatrices yi di sant ñëpp ñi nga xam ne participer nañ ci émission Kii Kan La madame la présidente ñi lay laaj rek sa kàddu yu mujj jërëjëf. allo askaw monde damay dugg rek ngir tàggatoo di wax rek ni question yi bëri na mais am na question yoo xamante ni jéem répondre woon naa ci ba pare des fois ñi ñëwaat et tout xam nga loolu aussi am nañu chance am technologie bu mel ni application bu mel ni WhatsApp dañ ci mën a dëgg tout di ci dëggante aussi mais le temps que nit ki di déglu kii di tontu ñeneen dugal question yi et cetera kon day tax rek des fois les mêmes questions reviennent waaye di wax ni bu fekkente ne am na question yoo xamante ni xëy na jotuma ci tontu par mégarde maa ngi ciy jégalu bu baax di dellu si waat fii ci panel bi wax dëgg yàlla di sargal di delloo njukkal di nuyu bu baax waa panel bi yëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi lay nuy di masawu ñëpp coono di jox ñëpp seen wàccuwaay ku fi teew rek am na yitte yi nga bàyyi nga teew fi bu fekkente ne aussi am na ñuy jot a retiré c'était pour que xam naa ci suuf ñu expliquer leen règlement intérieur bi ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di dellu di remercier askaw diaspora di remercier askaw Sénégal ndax benn la di encourager askawiste yi di encourager karimiste yi di encourager wadiste yi xeex bi yëpp benn la ñun ñëpp Karim la ñu gëm Karim la ñu jàppale bëgg Sénégal ñu gëm ko ñu bëgg ko muy suñu réew ñu bëgg li fi nekk deñ fi ñu bëgg aussi ku fi nekk jóge fi amuñu ñaari objectif nit ki boo gëmee dara danga ciy déterminé wu te danga koy wone loolu mooy danga ciy dëggu jug taxaw ci xeex ko ba mu leer nañ ci yow ak ñi nga àndal ak ñi ngeen di jaakaarloo ñi ngeen di jaamaarloo donc Macky Sall lu ñu bëgg mu jóge fi nekk na xeex boo xamante ni metti na parce que ki ñu amal affaire saay la njuuj njaaj rek la fi nekkee bu ñu toogee bàyyil ko suñu bopp dinañu gor te buñ ko may parce que yellow ko te doon na loo xamante ni amul makaama bi amul bayre bi amul gëdd bi daanaka li mu yor nguur gi bu ñu tax a découragé bu ñu nangu mu xottal ñu benn yoon ndaxte nguur gi nit ñee ko fa fal te nit ñee ko fay folli donc sunuy carte mooy sunu doole ñun ñoo fi teg Macky nañu fexe nag dem jëli carte yi nañu fexe jël sunu carte d'électeur yi nañu fexe xeex Aly Ngouille Ndiaye génn fi te di conclure aussi di wax ni Macky Sall du leader Macky Sall c'est un suiveur c'est un second maanaam lépp lu muy mën a jéem a lu muy mus a jéem a def tuuti mu réussir sax daanaka Karim Wade moo ko ci jàppale woon moo ko ci tëye moo ko ci dimbali loolu mooy dëgg Karim Wade li mu jàppale Macky Sall sax moo tax tey Macky toll fii waaye ci géntam yu gën a sori yu gën a xóot
moom xalaatul woon sax bés dina avancer sax fi mu doon liggéeyee asamaan yor réew waaye loolu yëpp mbirum yàlla la kon li ñuy xeex moo di nañu jëli sunuy ay carte lu ñuy xeex mooy nañu génn xeex pour que Aly Ngouille Ndiaye jóge fi ndaxte lu yàqu mooma lu fi ñaaw Macky Sall la waaye loxom yi jógewul ci benn yoon ci luy jaar ministère de l'intérieur te fépp fa la mën a amee te Aly Ngouille Ndiaye mi ko jox c'est le pire donc nañu fexe ñu jëli fi Aly Ngouille Ndiaye nañu fexe xeex Karim Wade ñu xool nuñ koy teeroo chaque jour compte fi mu nekk nii 6 mois moo ci des chaque jour compte bés bu nit yeewu nga xool ni ngay waxee sa entourage nit ñi am yitte ci nit ñi déglu nit ñi waxtaan ak nit ñi ñu gën a yaatal nag du rek géew gi waaye yaatal a ngi aussi ci yaatal xol yi nañu fexe xeex ba mun fee jëlee Macky Sall parce que Macky Sall du républicain pardon c'est pas un homme d'État c'est un homme violent c'est un homme sournois munoo xam lu nekk ci moom te dara lu baax xalaatu ko boppam la tal ak njabootam ak ay waa këram tous tekkiwu ko ci dëkk bi falu nag yàllaa koy def waaye nag mu ngi ñuy lor te mu ngi yàq suñu réew loolu nag yàlla nag day nattu jaamam waaw waaye ñun ñooy xeex ba lii dañ fi waaye bu ñu toogee di ko seetaan rek yàq rek la fi mën a indi ndax réew boo ko jëlee sax da ngay def as tuuti yokk as tuuti jëli ko fii jéem ko puus sax mu xaw a tàkk tuuti même bu dee da ngay puus di kii waaye moom day xëcc rek di delloo ginnaaw buñ ko ci may c'est un homme violent ku fi toog aussi bëgg a nekk coûte que coûte républicain duma def li bu boobaa sa engagement aussi dina doon loo xamante ni wax dëgg yàlla dina néew parce que kii il est violent jug na fi dem voté ji carte d'identité sax amu ko carte d'électeur sax yoru ko booba ministre la booba maire Fatick la bi ñu waxee mu ne ñëpp a ko xamee ci dëkk bi kon kii du nitu dara na ñu jug jaakaarloo ak moom doole bu muy bakkoo li muy dirante mbagg diri ay tànkam dara nit ñee ko fi teg ñoo ko fàll ñoo koy folli nañu gëm sunu bopp bañ a nekk ay nit yuy langaamu wala yuy wiri di mel ni ay xobu garab fu neex ngelaw gi mu jëmale ñu fa nañ ko bañ tey nañ ko bañ ëllëg nañu xeexal sunu candidat di Karim Meïssa Wade parce que ku ko jox réew mi dina ko teg ci anam yu leer dina ko raxas ba mu set te dina ko liggéey te jàmm dina yokk jàmm dina am réew mi dina naat tolof yeeg sénégalais di jànkonteel njuuj njaac yeeg difficulté yeeg ndox amul courant amul garab amul dara amul réew mi metti na nit ñi sonn nañ mbéjum kanam nag borom a koy fajal boppam nag nañu jug jaakaarloo ak Macky nañu jug bu ñu deful rapport de force kii xamul luy démocratie baadoola xamul njoowaan Macky Sall nañu jug ñu jaakaarloo ak moom buñ ko ci seetaan ndax du nitu dara tekkiwul tuus te bu ñu ragal benn yoon parce que lii mu yor ñoo ko jox gëm suñu bopp ànd dem ñu folli ko fi loolu mooy dëgg loolu mooy suñu feuille de route loolu mooy suñu objectif loolu moo ñu tax a jóg ñu jëli ko fi ñu fal Karim te loolu amuñu ci dara lu ñuy nëbb amuñu ci dara lu ñuy maslaa looloo ñu tax a jóg rapport de force la xam ak pression ak tëjaate ni ñu fexe delloo ko loolu won que ni il a en face de lui un peuple déterminé debout comme un seul homme ñu jëli ko fi loolu rek mooy faj suñuy tawat suñuy mbëbët ak suñuy naqar may dellu si waat aussi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp ne li ci des munuta metti ba weesu lim fi gënoon metti munuta yàgg ba weesu nim fi gën a yàgg kon nag ku ci nekk nag fi nga toll na nga bay sa waar ba mu mat sëkk di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di dellu di ndokkeel ñëpp ci julli bu ñu génn di seet ni ngeen def Hélène Ndella Chopin maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp
jërëjëf merci Askaw Monde vive le président Karim Meïssa Wade candidat du peuple sénégalais merci. Merci au staff de l'émission Kii Kan La jërëjëf soxna Oumy Sène maa ngi lay seen yaa ngi dugg jërëjëf yónneel naa leen benn vidéo di firnde rek ci jikkoy baadoola ñoo ko gisandoor ku ci nekk boo amee jot nga bës ci vidéo boobu nga xool lu ne ci biir gën a fagaru gën a góorgóorlu d'enfant aussi ma lay nuyu di la sant di la gërëm ñu dugg ñëpp ci panel bi ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen di gërëm di sant ñëpp merci beaucoup merci di remercier staff bi vraiment j'étais honorée d'être l'invité de l'émission Kii Kan La di encourager nit ñi aussi ñu gëni tey ci émission bi dinañ fi am ay invités de marque incha allah ay spécialistes sur le pétrole sur le gaz sur le développement y compris le développement rural sur l'eau dans tous les domaines incha allah dina fi am ay kàngam yu ñëw tous les samedis pour discuter ak ñun jërëjëf merci. salaamaaleykum encore panel Askaw Monde seen sœur Souka Seck ma dugg pour remercier Madame la Présidente ci invitation ak temps bi mu ñu accordé donc avec des réponses claires nettes limpides aussi machallah standing ovation présidente donc di la féliciter di la souhaiter bon courage di féliciter toute l'équipe de l'émission Kii Kan La à sa tête mon grand frère Talibé Cheikh le technicien d'Askaw Monde Guèye Cheikh le DJ d'Askaw Monde Chérif Massali mon frère coordonnateur Askaw Bagdad ma sœur Mami Diaw Askaw Mbour di def un coucou de passage à mon grand frère Assane Diop États-Unis un coucou de passage à mon frère d'enfant Atlanta di def un coucou de passage à mon frère Arona Diouf Italie di nuyu aussi grand Ibrahima Kani di nuyu mon frère Kawsu Cissé di nuyu mon grand frère ou bien sama tonton Amady Diallo di féliciter tous les participants de l'émission Kii Kan La di souhaiter ñëpp bon courage que le combat continue excellente soirée frères et sœurs. Maman Mère Fall la coordonnatrice d'Askaw Guédiawaye ñu ngi lay excuser parce que yaa ngi hors de Dakar big up et big respect à vous tous. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Encore une fois, moi c'est Guèye Cheikh, chargé de société de la massification Askaw Monde. maa ngi nuyu madame la présidente soxna Aïda di nuyu responsable yi nekk ci biir panel Askaw Monde yëpp sëñ Assane Diop Fadim ak Aline Ba di nuyu tamit Amady Diallo Wakam Mama Koumba Niang soxna mi ak ñëpp naa lim lee xaw a jafe di remercier rek madame la présidente vraiment di wax ni yéen bi métti na trop diis na waaye it mi ngi ànd ak courage vraiment di gën a wane ni moom ku engagé wu la te xeex moom noonu la xeex moom mënul yomb xeex moom da nga ciy nekk rek ndax bu ngeen xoolee Maître Wade daanaka lim xeex ci opposition métti na diiri na tay teewut bi ab bi jotee rek dafa yomb kon xeex yëpp noonu la demee di ko remercier bu baax a baax di remercier waa staff bi di remercier ñëpp di jégalu nag xam naa amoon na ay questions so ay comme dañoo nekk ci ay activités yoo xam ne si moom dañoo xaw a jàpp loolu moom moo tax waaye nag émission bi moom vraiment li ñu ci doon séntu lépp am nañ ko di ko remercier encore une fois di remercier tous les membres Askaw national et international di jaajëfal ñëpp nag leen wax décourage le combat na fekk commencé di jaajëfal sëñ Babacar Kébé bu baax a baax moom it ci émission bi ni mu koy taxawal ak staffu émission Kii Kan La di wax ni règlement intérieur ñu koy gën a bàyyi xel rek ndax lépp luy taaral rek ak luy tax mu baax moom moo tax ñuy doxal noonu waaye nag amuñu intention pour génne wala dugal kenn di jégalu ñëpp nag di leen jaajëfal seen frère la Guèye Cheikh gi travaatu le combat continue.
waaw présidente ñu ngi lay jaajëfal di la remercier ci sa disponibilité di la jaajëfal bu baax ci temps bi ñu accordé ñu mën a def suñu émission bu neex bi tey ñu ngi lay remercier tontu yi leer na réponse yëpp clair na merci beaucoup Mami Diaw Askaw Mbour. yes asalaamaaleykum jàmm ak xewal ak xewal la guys c'est DJ Koubé Fo Navaganson Blends donc son bi ma koy délicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy double H di ko may waa Askaw Monde Askaw bi ñoo na fàttewuma leen Askaw Simba ni birasu yéen a ngi ci biir waa Askaw Grand Yoff waa Action Karimiste e waa Demba Jeex maa ngi leen di bégee waaw maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin di nuyu Assane Diop depuis aux États-Unis yes Babacar Kébé maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar gay Cheikh maa ngi lay bégee sama jinne bi Khadim Gueye fàttewuma la waaw Mami Diaw borom Mbour nag maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar di nuyu sama best sister kooku di Souka Seck depuis Thiès la vraie combattante maa ngi lay bégee bu baax waaw maa ngi nuyu coordinateur ak coordinatrice yi di nuyu militant ak militante yi combattant ak combattante yi waa di nuyu suñu kilifa yëpp ñu nekk ci biir panel yi mooy panel Askaw yi maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar di leen naan asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa son bi dama koy spécialement def benn big up sama jinne yi sama gaay yi samay combattant yi mooy staff émission Kikal émission bu dal sa émission bu normal sa yes gars vous êtes connectés câble scotché branché sur Askaw Monde accompagné de DJ Koubé Fo maa ngi leen di bégee bu baax sama best grand Babacar Kébé depuis Italia maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar waa di nuyu gay Cheikh sama jinne bi Khadim Gueye maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar fàttewuma la waa di nuyu Mami Diaw borom Mbour waaw moom daal parfois mu jox ma ay virgule ay arobase ak ay philosophie maa ngi lay bégee Souka Seck sama best sœur maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar la vraie combattante borom rukku jinne yi borom angle ba njaaxle borom yunkulunku taawoon yes non sama gars yi affaire bi Askaw Monde la man li ma ci gën a neex mooy seen émission Kikal la gaay kon maa ngi leen di bégee bu baax di leen siyaar dama ne affaire bi yéen la forever la taal bu yàlla taal la yes te kenn mënu ci dara yes akasa yes mbir maa ngi nii mooy émission Kikal la accompagné de DJ Koubé Fo Navaganson Blends ak suñu best grand kooku di Babacar Kébé depuis Italia gay Cheikh sama jinne bi yes Khadim Gueye maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar Mami Diaw borom Mbour Souka Seck borom Thiès dama ne sama gaay maa ngi leen di bégee di la naan big respect à vous respect forever la